Hello tout le monde, bienvenue dans votre deuxième numéro de votre émission Astuces mode et beauté. Aujourd'hui nous allons parler d'un élément que l'on utilise très souvent dans nos cuisines mais que l'on connaît très peu l'utilité, et c'est le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc n'est pas un vinaigre comme les autres, il contient moins d'acide acétique et plus d'acide essentiel et d'enzymes, ainsi qu'une forte teneur en minéraux tels que le potassium. Il fait partie des éléments aux multiples fonctions. Il corrige l'équilibre acido-basique de l'organisme. On sait tous que, à la différence des autres vinaigres, le vinaigre blanc a des applications cosmétiques. Ouais, on le sait tous. ñëpp suñu biir kër dañuy utiliser li nga xamante ni moo di vinaigre blanc muy vinaigre bu weex bi te xamuñu ni que mën nañu apporter leneen lu dul rek neexal suñu togg. Il a des applications cosmétiques comme ni ma ko waxee léegi mooy mën na defar bopp mën na yokk équilibre karaw defaral la sa karaw say tànk sa bouche ak leneen loo xamante ni nii je vais vous les décortiquer maintenant. ñu commencé ci li nga xamante ni nii moo di karaw ku ci ne am na ku ci nekk koo xamante ni dëkk nga koo xamante ni wala yow sax en personne sa karaw dafay ruus di damm wala muy gaaw di dagg wala ñoo xamante ni sax seen karaw su tooyee rek boo laalee rek karaw bi daf lay topp. am nañu remède mu nga xamante li nga xamante ni nii moo di vinaigre blanc mën nga ko utiliser boo raxasee sa bopp ba pare sa shampoing wala sa ak sa démêlon wala lépp loo xamante ni da nga koy raxasee sa bopp rek soo paree nga jël li nga xamante ni nii moo di vinaigre blanc bi nga def ko ci ndox bi ngay lenkalee sa bopp di ko def très souvent dafay éliminer li nga xamante ne nii mu di calcaire bi nga xam ne mu ngi ci biir ndox mi te ku ci nekk xam nga ni calcaire dafay yàq karaw. Vinaigre blanc bi dina éliminer calcaire bi de ce fait que sa karaw dina gën a lisse dina gën a souple en plus dina gën a faciliter li nga xamante ne nii moo di coiffure bi. baax na aussi ci li nga xamante ni mu di ay acné des fois di nga jàkkaarloo ak nit di wax ak moom c'est un peu désagréable nga gis ko mu am ay acné wala ay taches de bouton. Vinaigre blanc daf koy dindi da ngay ut benn verre d'eau nga julli nga def ci benn cuillère à soupe de vinaigre blanc nga jël éponge wala li nga xamante ni di moo di coton c'est plus recommandé ngeen koy def ci ndox bi di ko appliquer ci seen visage de préférence nag ngeen juliyee ndox bi lu bëri pour éviter les irritations bu ngeen jëlee verre d'eau bi ngeen def ci vinaigre blanc ngeen ut coton di ko appliquer ci seen kanam non seulement dina dindi acné yi mais dina dindi bouton yi dina éviter à ce que seen kanam di am fréquemment de bouton dina di li nga xamante ni nii mu di ay bépp tache boo xam ne mu ngi ci seen kanam. baax na aussi pour tànk ñi nga xamante ni nii dañuy sonn seen tànk yi di diis wala ñi nga xamante ni seen tànk yi dafay ñagas mais du xar tànk yi dafay ñagas ba da nga koy sentir da ngay jël vinaigre blanc nga nduggal ndox nga def ko ci ndox bi nga def ci vinaigre autant pour moi nga ciy xooj sa tànk dina tax sa peau tànk dina gën a lisse en plus diisaay boobu nga sentir que ne sa tànk day diis dina ko wàññi lu bëree bëri. am na beneen astuce bu am beneen remède boo xamante ne nii vinaigre blanc daf ci baax lool pour ñi nga xamante ne nii dañu bëgg di maigrir vinaigre blanc daf ci baax da ngay def chaque soir balaa ngaa tëdd nga wut benn verre d'eau nga def ci lu tolloog benn kuddu vinaigre blanc nga sotti ko ci biir ndox bi nga naan ko chaque jour balaa ngaa tëdd dina éliminer lépp loo xamante ni nii moo di graisse ci sa yaram bi daf koy éliminer lu bëree parce que ñëpp xam nañ ni vinaigre dafa am acide mais nekkul acide bi nga xamante ni acide bu fort la boo xamante ni mën na la lor da ngay jël ndox rek nga def ci benn verre d'eau nga jël benn coup de vinaigre blanc nga def ko ci nga naan ko dina la faciliter à ce que ngay maigrir dina éliminer lépp loo xamante ni mu di graisse ci seen yaram bi. baax na aussi ci li nga xamante ni nii moo di mauvaise haleine c'est quelque chose boo xamante ni nii nit ñi dañ koy jàppee sujet boo xam ne c'est un peu tabou nit ci duñ ci bëgg a wax des fois nga nekk kenn koo xamante ni sax dafay am mauvaise haleine mais da ngay am complexe wax ko mën ngay jël chaque jour boo xëyee nga jël vinaigre blanc nga diluer ko ak ndox bu leen fàtte souvent di ko diluer ak ndox parce que dafa foorul yenn foor yi mais pour bañ a indi rek benn problème parce que tout excès est nuisible comme ni ma koy waxee souvent ngeen diluer ko ngeen koy gallaxndikoo chaque jour def ko genre bain de bouche dina leen dimbali ci lu bëree ñi nga xamante ni nag pour terminer dañoo yor ay appartement yoo xamante ni dañoo am waañ ci biir di bëgg togg ci biir waañ bi appartement bi souvent day am benn odeur boo xamante ni odeuru togg la de préférence ngeen jël vinaigre blanc ngeen def ko ci benn vocal ngeen teg ko noonu ci biir cuisine bi day absorber lépp loo xamante ni nii xeetu togg la boo xamante ni day désagréable ci appartement bi da ngay gis kuy cuuraay et tout mais des fois da ngay gis xeetu togg bi day ñëw souvent day jël vinaigre blanc nga def ko ci benn bocal nga teg ko ci waañ bi dina absorber lépp loo xamante ne nii moo di xeet la boo xam ne mu ngi woon ci biir waañ bi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. lii laa leen indiloon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ci seen beneen rubrique astuces mode et beauté. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.